jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre saa su nekk sur la BP Actu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey mercredi 7 avril 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci xibaaru revue de presse yi bu ko defee dañ koy daal di ubbee ak journalu Libération mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk kawteef bi nga xamante ni moom moo am fële ne la ci diwaanu benn barak ab benn waay bu wuyul ci turu Ibrahima Mbaye toll ci 34 ans moom moo doon dem di jéem a sàkku ñaari xale yoo xamante ni amaguñu sax 4 ans 3 ans yi demi la ñuy toll ginnaaw nag ba ko yoon tegee loxo daal di nay admettre li nga xamante ni moom lañ koy tuumaal waaye nee na li nga xamante ni moom moo ko ci gën a jaaxal nekkul lenn lu dul moom du mën a téye boppam bu gisee ay xale tut tànk dafa mel ni loo xamante ni naturelul ci moom waaye nekkul tamit loo xamante ni bëgg-bëggam la en tout cas daal jéem na lu nekk mais saa bu gisee ay xale faaw mu jëm leen a sàkku loolu la daal di wax ca kanamu police ba actuellement moo ngi en garde à vue waaye fële na le ca diwaanu Mbuur ab benn tuteuru xale bu toll ci 3 ans moom tamit ma ngay dut baaraamu tuuma benn membre personnel bu nekk ci école Jeanne d'Arc ak lu ci mënti am daal police daal di nay ubbi enquête bi ba tey ci biir journalu Libération la ñuy daal di desandi ak yéen wàllum or bi nga xamante ni nag moom moo juróon coow lu bari la ca semaine ba la ñu passé mandat d'arrêt bi nga xamante ni décerné woon nañu ko contre PDG wu Teranga Gold daal di nañ koy annulé ci saa si ba tax na chambre d'accusation daal di nay mettre de côté bépp accusation boo xamante ni tegoon nañ ko ci ndoddam daanaka daal setal nañ ko wecci bu ko defee ñu daal di jàll ak yéen ci journalu populaire daal di xëy ak ñun ci xëtam gu njëkk ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di Hissène Habré nee nañu daal état de santé am jamono ji permettre tu ko mu daal di toog ci kaso bi lu yàgg ba tax na ay avocat am daal di nañuy def ab demande ki nga xamante ni moom moo di juge d'application des peines ngir mu daal di koy may 6 mois mu génn fajuwaat actuellement gëm nañu daal kii nii di Hissène Habré bu yàggaatee lool ci kaso bi dina fa daal di ñàkk bakkanam ba tax na ay avocat am taxaw nañu tembe te ci ak fàttali ki nga xamante ni moom moo di soxnaam tamit mi ngi doon def démarche yooyee ñu daal di koy may liberté provisoire wala sax ñu daal di koy dugal biir këram di ko contrôler foofu ak lu ci mënti am daal Hissène Habré jamono ji feebar na lool. ba tey ci biir journalu populaire la ñuy daal di desandi ak yéen ki nga xamante ni moom moo di Coumba Gawlo Seck ginnaaw ba mu fësalee woon li nga xamante ni moom moo di feebaram bi ndax dafa waroon a opérer baatam bi complication yi nga xamante ni docteur yi génneeloon nañ ko actuellement nag alhamdulilah lay daal di wax ndax mi ngi joxe ay nouvelle am journal bi nag nee na Coumba Gawlo va bien va très bien. ba tey ci populaire ni ngeen ko gisee daal di nay fësal ki nga xamante ni moom moo di Thierno Aliou Sy nekk coordinateur Pastef bu Mermoz yëkkati na ay kàddoom di yëgal ni jamono ji Ousmane Sonko moom moo fi teg tànk ci opposition bi Ousmane Sonko moom moo nekk adversaire numéro 1 bi nga xamante ni moom rek la Macky Sall daal di ragal ba tax na nag comploteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy jéem a wut nuñ ko enterré maanaam daal di koy suul tegee ko nële nañ jàpp ni nag contraire bi moom moo nar a am. bu ko defee dañuy daal di jàll ci journalu l'Observateur daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk kawteef ba nga xamante ni moom moo am fële na la ci diwaanu Louga ab benn soxna boo xamante ni dafa dugg ci toilette yi daal di fay accoucher naka noonu la daal di damm mâchoire bébé bi nga xamante ni moom mooy soog a judd ba pare doon ko jéem a sàkkal pexe nag ba nuñ ko fa fekkee daal di koy teg loxo kañ la fi jur faat di jóge ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk soxla doom te mënuñu koo am nañ gestu noonu te daal di bàyyi xel bu baax a baax. ba tey ci l'Observateur mu daal di fësal ki nga xamante ni moom moo di Serigne Saliou Thioune nekkoon doom ci Cheikh Béthio Thioune actuellement nag daal di nay def benn entretien bi yaatoo wax ci digganteem ak waajuram bu góor bi fi génnee wax ci digganteem ak soxna Aïda Diallo waaye tamit wax kaddu yi nga xamante ni moom la ko Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides dénk nee na nag nekku fi di def loo xamante ni danaan fës ni gàññi ñëpp di ci teg seen bët lépp lu muy def rek da koy def ci sutura ndax waajuram bu góor bébé di Cheikh Béthio Thioune moom moo doon def voyage am yëpp doon lijjanti kayitam yëpp teewul ni lu mu nekk Sénégal di liggéey chaque 2 semaines presque doon na dem ci diwaanu Bordeaux rendre ko visite xool état de santé am nan la def ndax mënu woon dëkkee du ko woo téléphone dong soxnaam yi nga xamante ni nag dañoo dëkkoon di voyager di dem ak ñëw ñëpp di leen gis peut-être que dañ ko doon defee ngistal mais moom amul lenn lu muy def loo xamante ni ngistal da caa nekk en tout cas xalif général des Mourides ak ki nga xamante ni moom moo di xalif Tidiane daal di nañ koy dénk leen mu daal di boole waat famille gi képp koo xamante ni
dafa bokk ci Cheikh Béthio Thioune ñu daal di sekk jàmm ndax jàmm ci la lépp xat ndax benn bu yoon dong la way juróom bu góor juloon te benn yoon boobu la ñu daal di bëgg a yeggale ginnaaw nag taalibe yi nga xamante ni takkatuñu njël Cheikh Béthio Thioune ci seen dënn nee na loolu laataa way juróom bu góor doon génn àdduna moom moo ko waxoon publiquement ñu daal di koy dégg mu daal ni képp koo xamante ni da nga doon takk sama njël na nga ko dindi daal di koy tegnale. ba tey l'observateur ñëwaat nañu ci jàngoro yu coronavirus bi campagne de vaccination bi nga xamante ne dañ ko war a mën a amal ci koor gi ak weeru koor gi est-ce que ànd na ngay woor ba pare daal di piqûre explication islamique yoo xamante ni nag joxe nañ ko xool naka loolu di amee ak naka lañ koy amalee ak ci yan anam lañ koy daal di amalee. waaye ba tey gis nañu ni concurrence mortelle bi nga xamante ni moom moo am ci diggante appartement meublé yi ak li nga xamante ni moom moo di hôtel yi bu njëkk ba nit ñi bu ñu musaana soxla chambre privée dañ daan dem hôtel fay waaye léegi nag ay appartement meublé ñoo ni gàññi ci dëkk bi lu ci mel ni cité Mixa ak feneen ci Dakar ba tax na hôtel yi daal jamono ji ñooñ commencé perdre ay clients yu bari ndax appartement yooyee. daal di jàll ci journalu record nag moom daal dinay ñëw ak ñum ci Ligue des champions quart de finale bi instant bi Paris Saint-Germain rêvewul lenn lu dul jël revanche am ci ki nga xamante ni ñoom ñoo di waa Munich France. prix Marc Vivien Foé 2021 Gana ak Boulaye Dia bokk nañ ci 11 sénégalais yi nga xamante ni ñoom lañ ci nominé. Real ak City ñoom nag daal dinañuy jël option pour li nga xamante ni moom moo di demi-finale C1 bi. ñu daal di koy jeexalee ak journalu suñu làmb nag daal dina xëy di fësal face to face bi nga xamante ni moom moo waroon a am démb ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo fële na ci diwaanu Sen TV face to face boobee de violence la daal di viré ndax gis nañ ne ñi àndoon ak Modou Lo ak ñi àndoon ak Ama Baldé jàmmar loolu ñu mujjee ba takk der ya fa teewoon ñoom ñoo daal di sànni grenade seen biir ñun ñu mën a dispersé wu ba tax na kii nii di Ama Baldé ak Modou Lo ba tey ba suñu joonu yàlla tey ji tegante wuñu bët mu nekk loo xamante ni nag dañ koy daal di programmé waat ci yeneeni anam. waaye la ci gën a yéeme te gën cee doy waar nekkul leen lu dul face to face bu melee nii donc combat ba naka la war a mel li wér te wóor mooy ci nañu daal di jël suñu ay mesures si na mu gën a teewee Luc Nicolaï mi nga xamante ni moom moo tëgg combat bi na xool naka lay sécuriser li nga xamante ni moom moo di face to face bi ndax nekk na loo xamante ni mënul bañ a am bu fekkante ne dañ koy defee fu jaatu sax comme ni ko supporters yi waxee ñu defee ko fa waaye ñu bari jàppoon na ñu Luc Nicolaï dafa juum ginnaaw ba mu décidé def ko ci biir Sen TV ndax combat bu nu mel am ampleur bu nu mel combat boo xamante ni bañ ko daree waaj ak léegi ëpp na at ak lu topp mënuñu koo def foofee ba pare ni askan bi duñu dugg ak lu ci mënti àndaal combat royal bii dafa mel ni xeeñ na neex ndax dañ naan cin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ. ba tey ci wàllum face to face bu dem ba le journal suñu làmb daal di des ak ñun ni Modou Xarañ Lo ginnaaw ba mu wanee ginnaaw tegaatu fa tànk benn yoon kii nii di Ama Baldé tamit xaar bu yàgg bi nga xamante ni xaar na ko Modou Lo ndax moom moo ko njëkk fuuf fa nga xamante ni moom moo di diwaanu des médias loolu tamit causé na problème ba kenn ci ñoom xaarul moroomam. ba tey ci suñu làmb Tapha Gueye deuxième tigre de Fass nee na Lac de Guiers 2 mën na affronter ki nga xamante ni moom moo di Gris Bordeaux. Lac de Guiers 2 ci jëmi boppam tamit daal dinay indi ay précision ginnaaw ba mu ne combat bi moom moo ko gën a marqué ci carrière am ginnaaw ba mu ne li nga xamante ni bëri na ko ak Eumeu Sène nekk na loo xamante ni moom moo ko gën a neex ci àddunaam joxe na ay explication bu baax a baax ndax nee na mbër boo xamante ni benn loxo nga bëree sa combat commencement ba fin te dawoo benn yoon donc loolu c'est à saluer. ba tey Eumeu Sène mer bi nga xamante ni mere na ko waa staffam journalu suñu làmb daal dañu ci ñëwaat ak ñun ndax gis nañu combat bi ba mu jeexee ñëw na ci ñoom daani leen mënoon ngeen maa bàyyi ma bëre comme si que ay staffam dañ koo joxoon ndigal ni ko bu la Lac de Guiers doo songu lu bul ko songu te ci lu mu la woo rek wuyu ko mu nekk loo xamante ni nag rëccu na ko lool daal di koy regretter kaddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati woon toujours combat bu 4 avril bi ba suñu joon yàlla tey ji Boy Kayre mi nga xamante ni moom moo di waajur bu góor ci Diène Kayre ginnaaw ba mu amee ndam ci ki nga xamante ni moom moo di Modou Anta ca ba supp 4 avril ba daal dinañ visé nag lutteurs yi nga xamante ni moom la Diène Kayre war a mën a taseel actuellement. nee na kii nii di doomam Diène Kayre dépassé na fu muy tasante ak mbojo yi jamono ji ñenn rek la visé mooy lutteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca cappaandaw ga te ñu gën a fës ci làmb mercredi du CNG tey jii nag moom moo nekk première journée bi ginnaaw ba waa CNG signé contrat ak Buzz Pro ak waa TFM tey jii ñu daal di miser lu toll ci 3 millions de francs CFA fële na la ci arène nationale nekk bés bu njëkk ci mercredi du CNG ñu daal di koy waajal tey jii ci après midi bi lay dooree incha allah.
ki nga xamante ni moom moo di Reug Reug ginnaaw bañ ko changé les adversaire bi nga xamante ni moom la waroon a jonganteel ci 3e combat bu MMA bi fële na la ci diwaanu Singapour. Reug Reug nag mi ngi mujjee tasanteel ak ku ñuy woowee Patrick tamit ab benn champion la waaye lu mu doon champion dina xam ne Reug Reug moo ko gën a doon champion moom mi nga xamante ni dafa continuer di def ay baptême de feu ci biir MMA bi. ba tax na mbokk yi li lañ leen indiloon seen xibaaru revue de presse yéen mbokk yi ñuy bëgg dañu suivre saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di jaajëfal jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf.